pour bientôt. ginnaaw bi nga xamee ne góor ñu def nañ seen tournoi ba noppi te kii di Port moo gàddu li nga xam ne mooy ndam la waaye moom ak USPA ñoo daal di yéeg ci D1 bi Port moo ko gagné ci wàllu final rek kon jigéen ñi ñoo war a rek soobu ñoom itam du 16 au 23 novembre ngir ñu xam ñaari équipe tamit yi dem ci élite bi ngir ñu mën a dooraat saison bu mucc ayib boo xam ne day am ambition fu nekk ak bëgg-bëgg ñu ñëw xëccoo ku mën sa morom rek daal di daana Asma Khadija. macha allah ñun daal di ko fa ndar keppe rek moom xibaaru tàggat yaram gi de. merci foofu waaw nga yeewi ma tamit ma dem ca waar wa ma bàyyi ngir weer. waaw mi ngi noonu kon nag tey nag du ma feggoog yow ba fin. Dites à Fama Ba que son retour ne doit pas me déconcentrer, qu'elle arrête de me déconcentrer. Elle ne fait que ça. daal bu duggee xam naa ci waxtaan wi ak ganam rek. sama yaram sedd. sa yaram dina sedd moom dina am ab xaal. waaw moo tax ma leen daal wax leen ak moom qu'elle arrête de me déconcentrer. dooj la def kii Aïcha mi ngi doon en tout cas on est heureux justement de la retrouver macha allah di nuyu suñu yaay maman ta maman oui, Madame sa Ba. maman Madame Ba elle est magnifique accueillante macha allah te ku bokk ci doom ji rek moom doomoo na la donc nag loolu valeur la boo xamante ñun Afrique foofu fii rek lañ ko amee ameewul doom ji mu jur ak jin ko jural de. ñuy wax faama lay wax ay moroomi faama. dëgg la waxtaan ak ñoom. xam teraanga mën teraanga nag mën a seq ak nit lu baax te jëfi ko te dëkk ca moo jafe. justement te Mame Boye dafa bëggoon banana ak Sprite maman li ma jox si banana ak Sprite mënuma koo wàññi mi ngi doon kon nag macha allah moom itam dañ koy ñaanal gudd fan ak wér gi yaram mu yàgg fi lool ba fekkee suñu njëriñ amiin ba suñu njëriñu doom ba ak suñu njëriñu sët allahumma amiin yéen a baax rek. macha allah mi ngi noonu kon nag Soxna Fall balaa ngeen dem duma la jox actualité actualité nii. mënul loo ñàkk bëgg a wax noonu. actualité bi. ñëwaat loo bëgg a wax ma waxtaanee ci passeport diplomatique bi wala fu mu toll sax nag. bon mi ngi avancé quand même ñoom je crois que le 18 la ñu war a dem wuy ji ginnaaw bi nga xamee ne voté nañ à l'unanimité pour ñu def lever immunité parlementaire bi ma gis une première fois ku ñu accusé mu taxaw moom itam jël micro di wax ñu am yaakaar xëy na waxam jooju yàlla na ko ci yàlla suturaal. amiin nañ di wax rek ba muy doon loo xam ni mu leer muy doon li nga xam ne moom lañ leen jiñ mu bañ a nekk loolu. mais en tout cas enquête bi mi ngi xëy na. bouclé nañ ko am na dossier yu bari yu ne ci table bi bu fekkee ne ñoom dindi nañu balaanu kiiraay bi. dañ am possibilité ñu leen di laaj ñuy tontu ngir ñu mën a xëy na wéyalaat ubbi mu gën a yaatu ci lu jëm ci wàllu woowu en tout cas lu mu ci mën a doon daal lu ci yeexoon rek jàpp naa ni léegi mu gaaw comme levée immunité parlementaire bi lañ doon xaar boobaak léegi voté nañu ko convoqué nañ leen le 18 xëy na mbir yi ku ci nekk. di ci xam loo ci xamul woon mu gën a leer ci boppu Sénégal justement parce que ñoom ni ñu fàttali ne waa assemblée nationale képp kuy député da nga taxaw tu es la voix du peuple en quelque sorte kon nag dañu war a gën a xoolaat seen toogaay defaraat seen toogaay bu baax a baax ndaxte nag askanum Sénégal yaakaaruma ni mu bëri luubal bëri jublang ay nit yu jub lañu ay nit yu baax lañu bu ñu enjeu politique ak alalu àdduna jaral suñu ngor c'est important valeur boobu noonu mag yi dañ ko doon wax am yàllay buur ñàkk yàllay buur te mar naan bu mu la tax a naan potit ndax robinet bés bu ubbee da ngay daal di rus ñoom gàcce exemple la ñu war a doon sax ñoom bu ñu amee ay nit yu jubati wala ñenn ñu jubati wala di def naka sudul noonu ñoom fa ñu toog moo leen warul permettre ñoom ñu bokk ci loolu parce que exemple la ñu doon wax nga ko li Asma Khadija dañ fa toogal baatu réew mi ñu jiital leen wóolu leen kon war nañoo joxe benn wala wane benn comportement boo xamante ni si ak roykaay lay doon ku nekkoon ci safaan sax di nga tax nga bàyyi ko ñëw dugg ci loolu mu gën a baax ndax réew mi jëm kanam ndax kenn nit kese mënul defar réew mi mooy le président Macky Sall xëy na moom la ñu fal xëy na mooy jëli dogal xëy na mooy wax waaye dafa am ñu ko yàlla booleel tam mu war a liggéey ak ñoom ñooñu itam dafa am cër bu rëy bu ngante boo xam ne dañ koo am ci wàllu réew mi bu ñuy tudd réew mi bu nasaxee wala bu doxee ñoom dañ leen ciy boole kon ñoom ñoo war a changer doxalin ak jëfin ngir mu gën a baax dimbali président de la république dimbali seen bopp dimbali askan wi xool seen diggante ak yàlla. suñu yaay ji Dada Mboup keroog bi ñu ko fi dalalee dafa wax ne li ñuy yóbbu président du réalité bi. ndaxte bu fekkee ni ci local la ñuy jëm sax wala sax ñoom ñoo war a nekk à proximité représenter la proximité du président au peuple vis-à-vis du peuple bu fekkee ni ñoom xamuñu peuple bi li ñuy jotali président da dul wér te bu wérul itam moo koy juumloo ci lu bëri moo tax nag àndandoo des koy tànn
bu baax a baax bu dee yow yàlla dalaa jox yow nga mën a tànnal sa bopp ñi la war a wër bu fekkee ni wër nañ la bu leen sol enjeu politique ba tax ne du ñu talati dara il faut investir sur l'humain bu ko defee nit ñi daal di la delloo cofteen ndaxte nag nit ay garabam te nañu xoolaat bu baax a baax suñu jëf yi ñuy def et c'est très bien l'Assemblée nationale je pense a bien réagi en poussant justement ces députés-là indexés dans le sens d'aller répondre face à la loi pour justement ñoom ñu seetal seen bopp Louisa ndaxte nag ñoom ils représentent justement la Constitution et même le peuple même en tant que tel donc c'est important. Et pour des jeunes genre duñu ay mag donc ay références la ñu war a doon ñoom dañu war a bokk ci li ñuy wax changement de système ci loolu teg ci Asma wax nga léegi lu am solo ku la jege bu la waxul dëgg rek réeral la waaw te it lu mat a bàyyi xel la beneen bi ñoom nga xamante ne def nañu lii nii exemple bu ñu war a nekk mooy man damay ne Sénégal chaque fois ñu wax ko valeurs yi nga xamante ne perdre nañ ko mais am na nit boo xamante ne tey Soxna Fall yaa ngi deseeg sa ngor ba doo naan petit ndax bu robinet ubbee nga ruus ñàkk deseeg sa ngor waaye yow yaa ngi deseeg sa ngor loolu nga deseeg sa ngor ab faamay nekk sa wet ne la dundal ci yëf yi dund ci mais gis nga loolu ngay dund àq la boo xamante ne tôt ou tard da nga koy fay ndax ñii lii ñu def ni xalaatuñu woon ne lii ñëw dana leen ci fekk et ce qui est gravissime dedans c'est-à-dire ça va passer inaperçu on va parler sur les faux passeports ainsi de suite mais vous oubliez les faux mariages te ci biir faux mariage yi dafa am li nga xamante ni moom moo di sëy diggante góor ak góor ci réew moo xamante ni dafa macha allah amul man gisaguma réew Afrique bu bëri ay kilifa diine yu mel ni Sénégal kon nag loolu mayëb yàlla la jagleb yàlla la waruñu koo ñaawal waruñu koo takkal waruñu koo tilimal dafa am solo jaru ko te itam au niveau international peut-être loolu dafa leen di may fit Louisa Diandi ñu daal di ne mën nañ fi installer ay wàllum borom ñaari tour jaarale ko ci droit de l'homme à un moment donné il faut qu'on sache ce qu'on veut qui est-ce qu'on veut représenter qui sommes-nous d'ailleurs c'est dommage parce que passeport diplomatique jaratul dara le diplomate en tant que tel jaratul dara parce que tey ji bu ñuy wax diplomate mooy ki nga xamante ne day dem am mission boo xamante da koy doxal réewam donc statut de diplomate sax laa lay wax ni lii entaché na ko mais pour des députés tuuma yi teg sa kaw li gën mooy que yoon ñu dem ba ci biir au bout de cette affaire que l'honneur soit levé au moins parce que tey jii yow bëgg nga nekk député keneen ak keneen bëgg na nekk député mais la loi elle est là pour tous te li ñuy wax 2 poids 2 mesures bi fii la ñu war a leeral ne que ne dëkk bi dafa am yoon et que lii c'est une affaire très 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 grave xale yi ñu ngi ñuy seetaan ñëpp ñun ñu ngi leen di xool déjà que assemblée nationale mooy loolu li ñu fiy dégg yëpp mais lii encore ñëw entaché ko donc il faut que justice soit il faut que l'affaire soit élucidée. et puis justement ñoom wax nga ko soxna Fall Fama Ba kenn ci ñoom mi ngi toog jàkkaarloo ak waaye taskatu xibaar yi daal di wax ne j'espère on espère que la justice dinañu setal la justice n'est pas là pour setal. La justice est là pour feeñal leeral kenn ku ci nekk sa wàll te je pense qu'à un moment donné même dans les sanctions il faut ki nga xamante ni dafa sëy diggante góor ak góor xaalis jaral ko ñu fësal ko bu ko defee adduna bi xam ne kii moo def li ni mel ndax lu ñaaw boo fekkee ni da nga ko bëgg a arrêter da ngay weer ki ko def boo weeree ki ko def nag moom xëy na dina touché gàcceem dootu ko defati ba ilaa yomi diini affaire Bougazelli ñoo ngi koy dégg ba tey moom am na liberté provisoire Simon Kouka est malade en prison am na problème mu xol problème cardiaque est-ce que tamit jotul 2 poids 2 mesures boobu pour mu bañ a am ñu daal di fexe ba nit ñi xëy na ñoom ñëpp ñu bokk àtte bu dee dafa feebar ñu bàyyi ko seen kër. lu ñu war a bàyyi nit ki farul ak man wala àndut ak man rek kon du am ci clémence ci benn wàll wala. lu mu wax rek loolu amul wala lu mu xoolee rek loolu baaxul wala lu mu wax rek nga jàpp ne dañ laa xas wala dañ la contre déedéet man vision boobu pour man ñi nga xam ne ñooy politique wala ñi nga xamante ne si ñoo am farandoo moo xam régime bi la ñu faral moo xam opposition la ñu faral vision boobu moo war a jeex ci réew mi c'est pas parce que nit ki wax na lu la arrangé wul wala mu def lu la arrangé wul rek kooku dalaa war a contre déedéet ñëwaat ci député yi xam nga lu daan joxe exemple lu ñu daan ku nekk di xëccoo li fi jot a am lépp ci assemblée nationale assemblée fa la
passeport diplomatique génne ay faux. assemblée fa ngay gis ay xeex. assemblée fa ngay gis ay saagante assemblée ngay gis kuy toog di nelaw. wala kuy toog jël téléphone am di seetaan téléfilm. loolee yépp muy nekk loo xamante ni si ay gone wala ñoo xam ne tekkiwuñ xëy na amuñu ndombay tànk ñoo waroon doxane leen lool nga mën leen a indiwaat mais ñoo xamante ni si c'est à l'image du pays ñooy def loolu kon jàpp naa ni jot na ñu changer doxalin ak coppi ni nga xamante ni si moom la ñuy defee. docteur Fall Paye moom démb la ñu ko jébbal boromam daa di hier jeudi moom doom yi nag dañu ko delloo seeni ndey le corps des enfants mu nekk j'imagine sa douleur sa peine j'imagine son traumatisme en tant que mère. J'en ai pas les mots Louisa je n'en ai vraiment pas les mots docteur Khayra Thiam génn na moom def wax mu nekk psychologue justement ñu koy lyncher quelque part mais je pense qu'aujourd'hui il faudrait penser à cette femme qui a littéralement essentiellement besoin d'aide et d'assistance. C'est important du rétablir en fait li nga xamante ne mooy rôle bi psychologue di am ci nit. Importance bi mu am ci ñi nga xamante ne parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent des épreuves peut-être bosam moo feeñ parce que bosam dans l'histoire de la société du Sénégal lu mel ni mosu fee am donc lii nekk na lu metti loo xamante ne tey jii képp koo xamante ne yaay nga képp koo xamante ne am nga doom képp koo xamante ne yaa ngi sëy lii vraiment lii ñi ko dégg ñëpp yaakaar naa ne nelawuñu rawatina nag tey jii muy li nga xamante ne l'ultime séparation nga war a dem dëj say doom ñetti doom ci anam boobu surtout. ci anam ñu war a nekk tey jii sa relève ñu war a nekk tey jii sa descendant ak jot ci métti na daal vraiment doo xam sax looy wax. justement gis naa say bët di taa soxna Fall xam naa ni faw nga dem ci waar wi waaye lii dafa concerner bépp jigéen waaye bépp doomu aadama ndaxte yàlla mi ñu sàkk sax daf ñu fonk moo tax mu ñuy jéegal bés bu ñu ko tuubalee rek mu baal ñu. nga xam ne ni ñun dañoo dese fonkante ci suñu biir il faut que ñuy bëggante ci suñu biir te nangul suñu borom ndaxte nag mbëggeel yàlla koy saxal ci xolub jaam te du lu ñuy forcer du lu ñuy maye te du lu ñu mën a jënd. moom bakkanam sax moom war a décider kañ lay dem ak kañ lay dund. horrible nit ki moom war a rek sàkk lu ne mel te Asma Khadija mbirum bëggeel wala jafe-jafe ci wàllu sëy wala jote ci boppam man dama ni. moo munta justifier li nga xamante ni si moo am. nit mënu ko man sama bopp lay waxal ku ci nekk nag xëy na sa gisin sa waxin ak ku nekk sa interprétation waaye dama ni loolu la nit mën a def ci àdduna nga ànd ak gëm-gëm. jiital yàlla sunu boroom dara mënul justifier jëfin bi nga xamante ni si def na ko ci ay njabootam doom ndaxte lu mu ci mënta doon rek xale yi décidé wuñ juddu ci seen sëy décidé wuñu nangam ak nangam kon moom moo xooloon ba takk ko du mariage forcé moom moo ko takk te ba pare ak lu mu ci mënta wax te góor ñi nañu bàyyi jigéen bu leen rejeté une fois bés bu ñu la takkee ñu la koy dencal il faut qu'ils arrêtent cette rancune parce que jigéen mën na indécise mën nga ko fekk ci dara mu nekk nitu dëgg bu ko defee bu la waxee yàlla bu leen boole nga xam ne ni yàlla yow la jox ndam te boole na leen mu jeex tàkk il faut que à un moment donné góor a ngi ci plateau bi soxna Fall man dama lay gërëm xam naa ni faw nga dem ci waar wi te waxtaan bi faw ñu gën ko yaatal merci beaucoup ñu bàyyi nga tàggatoo merci def noonu kon bi rafet na de merci beaucoup SNF Sénégal ñoo far mi ngi noonu Ampro lii xew musta xew Sénégal ndax ku ñu xam na ni dañoo bëri yërmande dañoo am yitte ci diggante nit ak nit mën a feddali kóllóore rawatina sëy dafa nekk farata ak sunna farata yàlla ak sunna su yonent mu nekk lu war a bëri yërmande nit ñi war cee bëggante te di yëgante nga gis tey waajur bu góor boo xamante ni dafa rey ñetti doomam jébal nañ ko boromam moom diggante boromam ak moom xajuñu ci dina ko àtte nag waaye nag doom yi nga xamante ni tey c'est cruel ñu jëlaat leen jébbal leen seen yaay mu war leen a denc. bon benn damay ñëw foofu di wax que ne xëy na peut-être dafa xamul entre amour. amouru baay ak doom parce que mun naa ne xamul amouru baay ak doom. et puis bu fàttali ko juróom-ñeenti weer yi nga xam ne peut-être soxnaam ëmbal na ko ay doomam. nga calculer muy ñetti doom. ci fukki fan ba mu metti woon trop xamoo moom fu mu si la mu daj ci ca lal ba mu tëddoon quoi. dama koy wax à chaque fois man sama yaay dafa am lu mu daj ak ñun. parce que sama papa dafa teel a tàggoog sama yaay bàyyi ñoog suñu yaay. moo tax damay xam amour bi ci entre yaay ak doom. beneen bi stop moom mooy confiance dafa nekk loo xam ne foog mu nekk ci mariage. parce que d'abord
quand tu sors avec quelqu'un ci biir relation bi mun nga ñàkk de confiance mais boo demee ba takk ko xoolal ñaata personne la bàyyi pour sëyal la mooy dëgg xoolal ñaata personne la bàyyi yu ko bëggoon pour sëyal la kon ça veut dire que ne nit ki bu fekkee dem nga ba nga xamee ne sëy am na seen diggante rek confiance war na fa mën a judd quoi surtout nag nit ku dem ba jural la ay doom ak doom ni mu fooree te koroog yomal xiyam ku nekk suñu borom dina laaj nan nga sàmbe woon say njaboot léegi question bi mooy koy bu nekkoon tey bu fekkoon mi ngi dund dama koy naan bu demee moom ak suñu borom subhanahu wa taala yàlla ne ko nan nga doon sàmbee sa njaboot nan lay tontu suñu borom xanaa du ko ne dama leen rey et puis di masawu seen yaay ak nu mu munti mel li ñu faral di wax ne boo fekkoon sa yaay nekk ci baar ba sax demal jëndal ko sàngara mu naan ba korom mu koy bàyyi amour bi dafa fort trop tey li muy jànkonte wala li muy daj moom moo ko xam moment bi quoi parce que ñetti doom metti na trop. Et justement elle a besoin d'accompagnement elle n'a pas besoin de lynchage ñoo ngi ñuy xamal ni moom gynécologue la xanaa nag docteur buy toppatoo jigéen yu wérul wala ay mbirum jigéen bu la nobul du la jural ñetti doom de ëmb ni mu méttee juróom-ñeenti weer jigéen bu la ko nangul ayoo nopp na la. vraiment. et séparation il faut que nit ñi accepter ko Fama. c'est-à-dire yàlla moo daganal sëy donte sip na tas. nangu na ko ndaxte dafa am moom suñu borom sax digganteem moom ak jaam bi dafa am fu mu yemale boppam kon nit ñi dañu war a nag yem fi lañ yàlla yem loo dëgg la Asma nit ñi ñu ngi naan nit ñi ñu ngi lyncher la femme basé wu ci lan lettre bu jëkkër ji bind mu nekk tamit boo ko liiree un peu lu xaw a metti mais ba tey justifié wul mu rey ñetti doom yi comme on dit jigéen am na lu mu mën a dëkk lu metti loo xamante ne góor mënu koo dëkku tey la ñuy wax rek góor bañ ko waneelee jabaram ak keneen lan la def dafa dee ñun jigéen buñ ñu waneeleeg suñu jëkkër ak keneen dañu nekk fële di naan ay di jooyantu moo tax ñu mën a dëkku ñeenti suñu jëkkër yi mën a am ñeenti jabar donc loolu pour dire juste lu jigéen mën a muñ góor mënu ko muñ encore justifié wul acte bu muy def peut-être c'était pour faire mal à sa femme il l'a réussi def na métital na jabaram waaye képp kuy jigéen métital na la ndax xamoo sa ëllëg yow it nan lay demee lenn daal xam naa ko ñu ngi leen di mastawu bu baax a baax di ñaan yàlla xale yi àggali seen ndaw fële ñu nekk ndax ils ont pas demandé à naître te ci seen ndaw moomu def ñu tamit ab baakaar donc yàlla nañ ko àggali ci ngëneel yu rafet ak feneen te yàlla suñu borom nag jéggal seen pap lu mat a sóor at mat koo ñaanal ndax nekk na loo xamante ne suicide moom ñëpp xam nañ ko diine daf ko tere après lan moo lu yëngu wolof Njaay da koy wax lu ko yëngal ko ëpp doole waa ji lan moo ko yóbbu ci état d'âme boobu parce que léeg-léeg ñun jigéen ñi tamit dañoo mun tooñ ba pare yàlla daf ñoo moo ñaale mën a tontu te loolu dafay am ay jigéen yoo xam ne xëy na des fois dinañ la def loo xamante ni da ngay bëgg a gas ba mu xóot rek nga jullee sa bopp suul sa bopp peut-être aussi seen sëy kenn xamul nu mu fa demee woon mais tey rien ne justifie xale yi ñetti doom yi nga xamante ni dañ ko jur seen diggante sëy boobu mu rey leen foofu àdduna bi yëpp yaakaar naa ni foofu lañ koy xaw mere mais quant à dugg seen peut-être néegu sëy yaakaar naa ni ñoom rek ñoo mën a wéttalikoo foofu waxtaan ak suñu borom ndax moom rek moom mooy xam lépp du dëgg waaye li ñuy ñaawlu rek mooy xale yi nga xamante ni c'est des innocents ils n'ont pas demandé à naître et justement reposer en paix saa yu ñu jullee kenn ku ci nekk nañ leen ñaanal yàlla ndaxte nag c'est traumatisant ginnaaw loolu nag dañuy dugg ci juma mubarak bu ko defee ñu tudduwaat yàlla tuuti daal di dalaat tuuti sa Fama Ba moom la ñuy daal di dalal tout de suite sans plus tarder. tagg bi moo tax bàyyi ma sukkandiku ci turam dëgg la Aïcha bismillah mandi mboori bi voilà Asma fa tabarakalla machallah ajjuma moom comme na ko Louisa waxee rek on adore les vendredis ndax lu mu ëmb bëri ci zaahir nag ci baati nag macha allah ndax bu ca ngoonee rek da nga gis julli àjjuma moom ñëpp a koy waaj waaye tamit li nga xam te ne mooy xadaratul jumaak yooyu yëpp day daal di am démb lay door sax ak li nga xam te ne moom mooy guddi àjjuma bi donc murit yeeg tijaan yeeg laay ni ñëpp di ci zikkër loo xamante ne day delluwaat ci yàlla ak turu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
ñu nit ñu ci barkeelu rek di ci dalal ñi nga xamante ne ñoom it kilifa diine yi lañ fi nekkal ci li leen yàlla may mu di seen baat bu neex ñu di leen ci màggal di leen ñu fàttali di ñu ci bégal Ampro nag ñu dalal ko fi muy ndaanaan bu mag a mag na bokk ci révélation de l'année 2021 ci xale yi nga xamante ne dañ leen nominé ci raaya Music Awards bu nga xamante ne képp koo xamante ne liggéey nga lu bëri ba fës ci at bi rek dañ la ci daal di boole donc yàlla nga ci jëlee ab ndam. amiin amiin. waaye laata ñuy ñëw waxtaanee lii at woon ñi nga xamante ne ñooy soppee pour ñu voter ci balaa ñu ci génn sax naka nga gisee lii nii bi ñu la nee bokk nga ci révélation de l'année bi. waaw naka nga ko yégee. bon juste jour bi may tourné sama clip bu gàmmu gu mujj gi parce que ren dama doon génnee benn vidéo bu tudd mi de Yitma Barham comme je suis Halpulaar et li may faral di wax Mawlana Cheikh Ibrahim jolof la Saalum la waaye ñun tukulóor yi ñoo gën a bëgg Baay. dëgg la ñun dañoo def ci Baay. macha allah jour bi may tourné clip bi yaakaar naa ñu ngi pare 20h. bi ñu paree 20h si laa dugg sama WhatsApp bi ma duggee sama WhatsApp teeluma gis message bi parce que boobu maa ngi tontu des messages di tontu après si laa gis message u Père Souley ñu annoncé ma que ne dañ ma nominé ci Raaya Music Awards biñ ma ko waxee tamit bi ma liiree message bi tamit fii ma toog dama ne jërëjëf El Hadj Ibrahim Niass jërëjëf El Hadj Ibrahim Niass ba mu ñetti yoon parce que grâce à Mawlana Cheikh Ibrahim moo tax sénégalais xam kan mooy Ampro parce que jaar naa ak Pakoti parce que bi may débuté ci rap maa ngi woon ci Pakoti bi ma fi jógee dem naa Jamiru ba yàlla dimbali ma tey ma commencé liggéey Serifou ak Job Sabrin di woy Mawlana Cheikh Ibrahim parce que boo seetee ci sama woy ci Cheikh Ibrahim c'est la ma nit ñi gën a xamee vraiment doon na lu rëy ci man neex na ci man metti na ci man donte raaya bi plaisir la ci man nag neex na quoi mais dafa am koo xam ne peut-être dafa sonn ci man sama carrière jàppale ma ci lu nekk doon ma conseil sama clip bu su ma mosaan tourner clip moo ma ci soutenir bu baax a baax tey fekk ko fi muy sam papa yaakaar naa loolu moo ma ci gën a metti nag vraiment quoi mais plaisir bu rëy la ci man rêve la bu ma bëggoon parce que dama ci doon waxtaan ak Keef bu jéggi raay doon ko wax un jour ak moom ak Stéphane Kabou sama benn rappeur bu nekk Stéphane sama grand la je l'appelle père c'est quelqu'un qui est très gentil. c'est une bonne personne bi waaw ki may conseil ci àdduna ci lépp benn jour dañuy waxtaan ma ne ko père mu ne ma ne ko mais man est-ce que dinaa mos a bokk Raaya Music Awards Sénégal te li ma ko wax yàgg naa mu ne ma boo ko gëmee da ngay bokk. moo tax biñ ma ko annoncé ren mu doon lu rëy ci man et puis ma ci ñaan yàlla bu baax a baax yàlla may ñu ci ndam. waxuma nga gagné Raaya Music Awards rek waaye ñu nominé la Raaya Music Awards rek victoire la quoi. dëgg la vraiment quoi. parmi tant d'autres donc yàlla na ci yàlla defal ndam bu baax a baax yaa ko wax léegi grâce à Maulana Cheikh Ibrahima Niass bokk na ci li nga xamante ne la nit ñi gën a ràññee. chaque année nga génneel ko benn vidéo boo xamante ne dañ koy jagleel ñi nga xam te ne ñooy soppeem ñi nga xam te ne ñun ñoo ko daal di bëgg cette année nga ñëw ak moom ci vidéo bu nice bi waaye nakati la Yidma. Mido Yidma Barham. Mido Yidma Barham qui veut dire Jëm Barham macha allah. Mido Yidma waaw yow li ngay doon pël yëpp di xamoon Mido Yidma. arrêté ni ma koy dama xaw a jàpp moo tax mënuma ko prononcer nga jagleel ko ren donc yow chaque année da ngay toog. boo génnee rek ba mu génn ca ngay commencé bind buy ñëw déwén naka la pourquoi cet amour naka la tarixa bi daal di duggee sax parce que li ma faral di wax rek musuma woon yaakaar suma àdduna que bés dinaa doon taalibe El Hadj Ibrahim Niass musuma ko gëm. ah oui. bah oui parce que malgré que sama papa dañ ko tuddee Cheikh Ahmed Tidiane Serif sama yaay aussi doon taalibe Serigne Babacar Sy. parce que man su ma koy nax sax Serigne Babacar Sy laa koy naxee si su ma bëggee benn affaire ci moom mais bi may nekk benn moment bi taalibe Baye bu ñu musaan romb maa ngi koy noonu expliqué dama naan ñi dañoo neex ko ak seen kurus ñu ne xam nañ yàlla ndeke boobu yàlla mi ngi may wax bis El Hadj Ibrahim Niass moo lay yóbbu fu kenn musta dem bis El Hadj Ibrahim Niass moo lay ñamal lu kenn musta ñam te bis El Hadj Ibrahim Niass moo lay xamal lu kenn musta xam maanaam Baye xamal na ma yàlla mooy tarbiya ba bi ma tarbiya ba pare nag dafa am sama amour dafa gën a yokk ci El Hadj Ibrahim Niass sama xaal yokk ci El Hadj Ibrahim Niass moo tax chaque année ma koy jagleel benn vidéo en 2019 laa ko njëkk a génneel vidéo tuddee ko Baye nit ñi commencé maa xam tuuti daaw ma indil ko Baye Barham muy yaakaar naa si le Sénégalais yi gën a xam kan mooy Ampro parce que bokkoon na ci morceau bi gën a reprendre au niveau de TikTok. may ñu ko nii tuuti un peu air bi. yaay suñu weeru waay yeggal nga ñu ci pays bi bàyyi leeral nga yoon bi jës bu nga ñu junañ ci tool bi ñun xam nañu yàllaay te gëm nañu yoonen sa tur bi màgg na baay yow jëmal nga ru yi bul ma sa denc ñun yow baay fes nga ci bët yi ne nga ci xol yi sauvetage nga barxaama jikko yoonen sa melokaan la xut bu zamaan nga barxaama
bëgg nañ la dootul deñ barxama jaaramaay wóolu nañ nga jiite ñu barxama jaaramaay ki ñu Seex Tijaan junjoon yow lay macha allah macha allah boobu 2020 la génn. boobu moo génn 2020 parce que mun naa ne ci type boobu la ma sénégalais yu bëri xamee kan mooy Ampro ci sénégalais yi si la nit ñu bëri xam ma parce que des fois nit day def statut sax te du ma ko xam. moom la ma Stéphane Kabou doon ma defee une journée ma damay gis ay nit yu def la statut te xaw ma leer na ma ne ma xamuñu la. wallaahi mun na ko morceau boo xam ne nekkoon na ci morceau boo xam ne plus de 4000 et quelques personnes reprendre nañ ko au niveau de TikTok. ma ciy sant yàlla di ci gërëmee Alaaji Ibrahim Niass bu baax a baax a baax a baax. sànq dafa wax lu am solo mu ne ndeysaan Baye bu lay gis bu da lay boole ak ñoñom soldat mi saa yu ñu la rombee rek nga ne ñi ñoo neex. waaye moo ko wax mu ne bi ñëpp di ñaan. moom li mu ñaan suñu borom mooy kenn ku ci nekk xutbu ci jamono boo juddoo di ka nekk te bay sa waar si yoonu lislaam lii moom li mu ñaanoon mooy xeet gu nekk askan gu ne ki ca gën doon tànneef ki ciy tànneef yàlla na doon sama taalibe kon nag yàlla nañu ko mate yàlla nañu doon akkan taalibeem ndaxte nag moom delluwaat na ne samay taalibe du ñu jeexal ngóobu gerte yàlla nañ ci bokk. yàlla nañ ci bokk waaye. damay faral di wax ne comme li ñu faral di wax rek bàyyi benn taalibe la muy Seydina Aline Cissé. moo tax yàlla nañu yàlla def ay taalibe Mawlana Cheikh Ibrahim ni Seydina Aline Cissé. macha allah macha allah macha allah Asma une très belle vidéo yàlla nañu yàlla tas ci seen barke. amiin waay ñi suñu leen di déglu sax suñu xol dee daal di tooy ak fees une très belle vidéo nga génnee ko ren lu yàggul dara y a peut-être maximum 2 semaines. ci gàmm gi la génn ci gàmm gi exactement mu nekk nii nag ñu daal di ci seetaan cof ci tuuti rek ci plateau bi. sunu bët bi ñu gisee sa leer wi yaay sunu kaw na bi yërmande jaam ñi yaay imaamul awliya man ni nañ ci géeju maarifa ñu dem Medina bàyyi naani fa bàyyi la ñu àndal mayam du jeex mooy sa dele te ku mu sedd di nga dem baay gis nañu yàlla xam aljana xam nañu yooneen baay référence bëgg nañu la mam baay mi da yede mamam baay bëgg nañu la mam baay mi da yede mamam baay moo ñu xamal moo ñu jàngal sa dëgg-dëgg moo leer suñu yoon moo ñu xamal moo ñu nandal sa dëgg-dëgg moo leer suñu yoon ki xamle yàlla yow la doomi Astu Jànkal defal nga ñu maam baay ñëpp ñu naw dindi ñu ci lëndëm yokku ñu leer naari nee nañ yow Hawsa yi nee nañ yow tubaab yi nee nañ yow fay du pilaw ba faw soo bëggee baay baay na la jox nañ la roo jox la sunu jëm mi ngi noonu lii dafa mel ni neex na ba jéggi dayoo kookoy Mawlana Cheikh al Islam nag ak a baax macha allah ak a baax lépp may ànd ak barke lépp may daal di neex rek ndax lépp daal di rafet ba ci coli nii it ñi di leen ràññeek ci mbaxane geeg kurus gi koppati gi waaw koppati gi ak kurus gi donc macha allah mais Ampro de ton vrai nom c'est quoi déjà Amadou Tidjani Aw Amadou Tidjani Aw ok ku la tuddee Ampro tur boobu tur nom d'artiste bi fu mu jógee sama yaay parce que je suis infographie un jour dama ko defaral benn image may ko bi ma ko defaree image bi may ko mu ne ma neexul ba neexul pro nga quoi si la commencé di utiliser Ampro di ko bind ci photo yi may montage mu barkeel waay tur bi xaw a dem quoi loolu macha allah benn jour am na benn artiste bu ma woo ne ma pourquoi pas ñu changer tur Ampro bi ma ne ko non c'est parce que sama yaay moom ko jox tur boobu la ma koy téye quoi yàlla na yàlla barkeel yàlla na ci sut say maas waay amiin yaa rabbi quels sont les projets lan ngay wàcc un album à part événement bi nga xam te ne yaa ngi koy waajal le 4 décembre ci sa gox fii HLM Grand Yoff mu nekk benn festival boo xam ne ça parle que Mawlana Cheikh Ibrahim Niass ñu ànd ci war ci ànd ak waa Melo Pays bi di ci invité ñëpp ñoo xam ne Melo Pays bi waaw Melo Pays Baye Diab waaw sama mag la sama magum taalibe yaa nday Maguette mooy sama cheikh murabbi mooy sama wasila ndeysaan mooy sama yaay itam boo xoolee sama vidéo bi ñoom Zek MC ñi ngi si Buzz MC moo ci nekk di nuyu Baye Dam parce que bi may doog a dugg ci faydu bi dama tax wax ma dama bëgg Baye Dam bu yaay
je l'aime dama bëgg Baye Dame nekkate boobu Baye Dame ci wàllu boppam sax daf ma bëggoon xam man en pro yàlla dimbali ma boole ma ak Baye Dame mu nekk benn zakir boo xam ne ñëpp xam nañ ko ci pays bi mu bokk ci Faydu Saan bëgg yaay booy trop may nuyu tamit Baye Dia parce que bi mu jëlee initiative bi def ko ren bokk naa si ñu mu contacté ne ma bëggoon nañ nga teew ci ñu war ca teew def ci benn festival boo xam ne ça parle que 100% Mawlana Cheikh Ibrahim Niass quoi le 4 décembre inchallah rabbi quoi Baye Dia melo pays bi moom nga dalaloon ak Baye en blanc effectivement justement ñu doon waxtaane li nga xamante ni moom moo di festival boobule Fama Ba Baye Dia fële ca États-Unis maa ngi lay ziar bu baax a baax ci jamono yi doon na initiative boo xamante ni li ñuy naan mbir mi ndëpp la te ku ñu ci tagg say maam nga daanu leer kon nag mi ngi noonu dañ ci woo képp kuy taalibe Mawlana Cheikh al Islam waaye képp kuy taalibe Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu ndaxte nag mbir mi mbirum tarixa gi la kon nag ñu daal di rek c'est très bien c'est une belle initiative dans quel sens mooy dans le sens où dañuy bëgg yegg ba ci raaya religieux kese di am artistes religieux yi di mën a lëkkaloo loolu am ca Maroc loolu am ci pays islamique à 100% yi te war na fee mën a am ndaxte nag li ñu yàlla defal xëy na naam nag yàlla defalu leen ko de ndaxte boo ñëwee fii da ngay am Mawlana Cheikh al Islam kii di suñu maam Alaaji Abdallah Niass nga am suñu maam Babacar Sy Haj Malik nga am ki nga xamante ni moom moo di suñu maam Cheikhul Khadim kon nag mi ngoog bëri nañ fii ay walu yàlla yu liggéeyal yàlla lu yàlla gërëm kon nag war nañ mën a am lu toll nii ci fi nga xamante ni moom moo di Sénégal lu ci mel ni festivalu Zikrullah xam naa danañ ci gën a yaatal buñ ko gën a jegee inshallah da nga ñëw maanaam ko Baye Dame maa ngi la koy wax daaw ba ren waaye bés bu fi ñëwee nga xam ne ni nag Dame ñëw na nag bi ngi noonu ñoo ngi koy nuyu au passage Dame Meng moom itam nekk zikarkat boo xamante ni macha allah tëbboom mat na da di sama mbokk taalibe itam waaye saa yu sikare rek nga xam ne ni yàlla rek koy dëgg mooy kii doon sikar sama macha allah ok moo tax nag Fama keroog dafa ne man de seen allah bi duma taalibe bàyyi waaye ba su ma marié dina am allah yi macha allah ndax neex loolu moom am na yàlla wéeral baatam ba may dem moom incha allah foog mu ñëw ndax loolu bokkoon na Asma ci lu ñu gënoon a charmer ci sa mariage te yàlla na yàlla def rek mu barkeel am album kañ la yaa ngi koy wàcc wala beneen prochain single ngay génnee juste rek ci Baye Dame moom laay ñëw parce que jour biñ ma annoncé que ne dañ ma nominé Raaya Music Awards dafa jël téléphone am woo ma ne ma ndamu pays bi la quoi mu ne ma ndamu pays bi la képp kuy taalibe Mawlana Cheikh Ibrahima war na si jàpp parce que boo seetee Raaya Music Awards chaque année Aïda Faye lañ ci doon sélectionné chaque année presque Aïda Faye moo ci ëppoon li mu ci doon bokk quoi ren yàlla boole ma ci ma nekk ci taalibe Mawlana Cheikh Ibrahim may ñaan ñëpp ñu votel ñu aussi tamit quoi ñu ngi ci projet bi di waajal benn projet bu tudd Baye Is One benn album boo xam ne que ça parle que Mawlana Cheikh Ibrahim Niass bëgg nañ ko def ci année 2022 bi incha allahu rabbi quoi yàlla na yàlla mottali wéeral baat bi ça a été un plaisir dalal la fii nii désormais kër gi sa kër la. këram la moom sa kër la. dinañ ko gën a neexalaat beneen yoon incha allah bàyyi la nga tàggatoog nuyu ñu maman bi bu baax a baax. waaw maa ngi nuyu ñëpp di remercier ñëpp di nuyu Moussa Konté. sopp na bi nga xam ne moom des fois booy def émission day naan kaay nga solu. nga pare di ko fay mu ne la non dama ko def ngir barki Cheikhou Tidiane waaw kooku maa ngi koy nuyu di nuyu sama yaay yëpp di nuyu sama yaay bi nga xam ne moom a jur muy Ndey Diallo di nuyu sama mama Yaama Ouza Diallo di doomu ci père Ouza Diallo nga xam ne yàlla dafa def mu bëgg ma te yàlla rek tax di nuyu sama mama Awa Ba sama mama Awa Sidibé sama mama Ami parce que tey mama yi rek laay nuyu quoi waaw mama yi ñu bëgg quoi vraiment sama mama Maam Diarra yaay Visu Faye di gërëm ñëpp di wax ko aussi nañ ñu votel ci Raaya Music Awards bi vraiment yàlla may ñu si ndam ci barki Cheikhou Tidiane quoi allahumma amin yal na yàlla defal la ci ndam te mu doon sa njiglaay ci barke Mawlana Cheikh al Islam waaye kañ nga may invité ci Only Woman Awards. C'est que j'ai été nominée. Oui, j'ai vu ça. Et d'ailleurs, dama lay invité parce que xoolal tey Raaya Music bii nii sax xam nga ci la Subatel bokk. te loolu lundi dinaa ko andi parce que commencé na affiche yëpp génn na. donc andi moo ma jaaxal léegi nag dina manqué de sérieux oui man maa la nar a jël lu am solo et très mérité ah yow it dinañ la ci jàppale bu baax a baax lundi dinaa ci wax ndax it gis nañ tam sa liggéey def nga ko ci ni mu waree rafet na torop macha allah ba lundi incha allah. c'est généreux Mame Sidi dégg nga
dégg nga je suis nominée ok mosuma may dara waaye tamit rigueur boobu noonu muy toppee sama ginnaaw di ma ko booster bokk na ci li tax saa yoo naree flancher rek da ngay gën a toogaat nga taxaw merci beaucoup un réalisateur intercontinental. merci beaucoup dafa meilleur Mame Sidi. barki yàlla dafa meilleur de. dina sa jàmm yàgg. météo bi ngeen di seetaan bu baaxee tay ba wolof gi di neex Mame Sidi jàpp na ci bu baax a baax ndaxte moom laa doon defal training yi kër gi daal j'ai grandi ici et je continuerai de grandir avec vous et en votre compagnie parce que c'est on ne change pas une équipe qui gagne. oui. jamais. never. tous les jours être la meilleure version de soi-même. te muy dëgg. moo daaneel nag moom laa yëkkati te muy dëgg Aïcha dañuy waxtaanee tey li nga xamante ni moom moo di les compléments alimentaires mooy li ngay mottalee ci ni ngay dundee ci ay garab wala ay mbirum. ay gélules gummies compléments alimentaires day ñëw en appoint à une alimentation saine et équilibrée. Si tu ne manges pas bien et que tu vas prendre des compléments alimentaires, ça ne sert à rien du tout. Donc, c'est de la nutri-cosmétique. En appoint aussi à cosmétique, ça se fait de façon extérieure. C'est-à-dire que dans les compléments alimentaires, il y a de l'hydratation. Quand on dit hydratation, dañuy foné que ne diw rek la. Alors qu'il y a plus et mieux. C'est-à-dire non seulement de boire beaucoup d'eau, mais de rétablir l'hydratation de la peau de façon intérieure. Moo tax gummies yi ak compléments alimentaires yi am. Alors compléments alimentaires c'est sous forme de médicaments noonu lay mel mais le plus souvent peut-être des poudres yu ñu def sous forme de médicaments la. Wala disons des compléments ou bien des sérums ou bien en fait c'est des naka laa ko mën a woowee ci wolof. yow kii gummies yi lu muy saf suukar des fois mais matière bi ñu koy defee c'est vrai que nag il faut faire très attention ci yi nga xamante ne moom ngay utiliser comme par exemple pour réduire la sensation de faim am na ay compléments alimentaires yoo xamante ne vinaigre de cidre la poudre de vinaigre de cidre lañ ko defee loolu day tax day réduire sa xiif bi en fait donc ça réduit en fait sensation de faim bi am na yi nga xamante ne mooy collagène marin ci complément alimentaire yi loolu day traiter li nga xamante ne muy élastine bi collagène bi ak relâchement de la peau muy anti-âge xale yi nga xamante ne dañuy am ay rides nag li koy indi bëri na soit da nga amoon yaram nga nekk di régime. ride mooy pli yi ñi am ci wet ci bët gi nii wala di ko am fii. exactement loolu mooy ride. wala des fois nga am ko si paupière bi. des fois tamit mooy indi booy maquillé wu doo mën a peut-être def fard. loolu am na ñoo xamante ne dañuy dem si ki nga xamante ne mooy chirurgien bi mu dindi ko. si excès de peau la. waaw surtout boo defee régime yu intense yu métti yooyu noonu mën nga am ay rides mën nga am relâchement de la peau léegi loolu nag diw hydratation wala traitement anti-âge wala traitement relâchement cutané bi mën na nekk de façon extérieure mais surtout importance bi mooy rétablir l'élasticité de la peau compléments alimentaires yi mën na la ci dimbali. alors bu ngeen demee ci rayon alimentaire yi hypermarché ou ça dépend ci ñi nga xamante ne ñooy jaay il faut acheter li ñuy won les graines de chia tous les jours boire ça avec du citron le matin ça rétablit non seulement l'hydratation mais ça t'enlève aussi le matin à jeun li nga xamante ne mooy toxines yi nekk ci sa yaram bi donc ce sont des produits yoo xam ne bio yoo xamante ne des fois ci complément alimentaire yi il faut que nit ki bu koy choisir bu loolu la opté nutri-cosmétique muy lire bu baax li muy utiliser graine de chia ak graine de lin mun nga ko boole ci sa caakiri mën nga ko boole ci li ngay lekk et tout mën nga ko boole ak sa ndekki surtout graines de chia yi et c'est bon aussi pour les cheveux donc pour moi tout ce qui est bon pour la peau c'est évidemment bon pour les cheveux donc mu baax ci li nga xamante ne mooy hydratation si sedd bi surtout sedd bi nga xamante ne moom la ñu nekk di xar tànku nit ñi di xar yaram yi léeg-léeg nga gis koo xamante ni dafa weex ba xar ci ngay seddaay bi ci ngay gis suñu mbokk technicien yi ñoom mais tamit duñu farataal li nga xamante ne mooy naan ndox bi te tamit lekk bi comme li ma ko wax moo ëpp sax solo que diwu bi parce que en fait quand tu te mets pommade ci sa peau bi c'est de façon en fait du yàgg en fait parce que boo génnee air bi laal ko rek mën na wawaat mais l'hydratation doit être interne parce que boo ko defee de façon di naan ay compléments alimentaires di lekk lu baax di naan ndox
loolu dina tax en fait que tu rétablisses l'hydratation de ta peau. Effectivement les compléments alimentaires am na benn bi may utiliser. ah bon oui moo tax ngeen seen teint yi di belli nii. bu bien boo xamante ne déjà man am na yoo xamante ne du ma ko lekk donc dafay nekkaale en même temps day nekk lu baax ci sama santé. mais aussi seetlu naa Louisa ne que asma saay bu ma ko jëlee sama damay am peau bu nourrie peau bu éclatante moom laay am donc dama koy xool nii di gis man sax damay kontaan ci sama bopp donc pour juste confirmer li ngay wax ne que lu am solo la donc graine de chia bi nga wax moom danaa ko jëndi. non jënd ko dafa baax même pour les diabétiques dañ koy utiliser. dañ koy utiliser le matin à jeun ça day enlever toxines yëpp. jigéen amul lenn lu dul yaramam foog naa. toppatoo leen seen yaram mi te bañ lépp boo amee jëkkër na nga ko toppatoo sa yaram ndax mu nekk li koy neex. waaye tamit yow pour soi-même. am na tamit karité boo xamante ne c'est à base de nebedaay. lañ koy defee pour te dire suñu fii am nañu yoo xamante ne mën nañ ko utiliser. moo tax suñu maman yi duñu màgget. gis nga boobu xool leen nebedaay sax am na ci complément alimentaire yi. oui boobu marque nebam la de Aïda madame Fall ma koy jënd karité à base de nebedaay nebam mais c'est une bonne chose ñi dem jëndi Aïda moo koy jaay madame Fall nekk na loo xamante ne dinaa leen ci offrir yéen ñaar. chaque soir ngeen def ko et ça hydrate la peau. waaw man damaa gëj a jot cadeau sax yéen ñaar da ngeen ma daan pese fu ne Louisa foo tollu ci la peste parce que am na lu ma expérimenté il n'y a pas longtemps que naaj bi ñun fii def ñu sonal et que naaj bi mooy indi en fait sa fii ñuul sa fii xees sa fii ñuul sa fii xees alors d'habitude dañ naan en fait il faut nga def gommage def exfoliant mais dafa am ñaari type de gommage dafa am boo xamante crème la boo xamante ne dafay dafa am ay grains alors comme moi j'ai la peau sèche j'ai expérimenté l'exfoliant mais crème donc da nga koy utiliser chaque soir surtout peau noire yi ku ma fayoo lu ma la jox secret boobu da nga koy utiliser chaque soir mais tu as la peau veloutée am na peau noire yoo xamante ne dañoo am en fait excès de mélanine loolu mooy indi en fait seen fii di ñuul kuk mais ce sont des exfoliants yoo xamante ne Aïcha macha allah yow balaa monsieur Touré di ñëw naa la ci jox. waaw jox ma dan yaram bi na nooy nepp rek. non crème exfoliante. moom ngay utiliser au lieu de exfoliant en fait. gommage grain bi jox ma man mi jaragul. waaw wax nga dëgg. moo gën noonu la. sama doomu bàjjen la nag kii Aïcha en tout cas merci beaucoup noonu laa ko nammee woon lu bëree fii la ñu koy ndar keppe laata nag ngeen di tàggatoo dañuy ñëw ci anniversaire bi Mam si di commandant kii di madame Diaw Adja Ngone moo ma yebal nee na joyeux anniversaire mon commandant moom mi ngi koy teg ci loxo ñëpp waa Subatel yëpp ñu ne ñu ngi koy souhaiter tout le bonheur du monde yal na yàlla wéral ko kattanal ko yëkkati ko te yëgal ko te mu doon diglaayam bu baax a baax lépp lu muy jublu te di ko yootu yal na yàlla jottali ko te mu doon diglaayam macha allah frère am la nag Nations Unies bi nekk si ginnaaw rek wala ONU bi man moo ma si neex bi ma gisee photo bi loolu laa ko wax ma nekk kii neex naa ci po xarit mu ne ma nitu intérêt nga waaye nag c'était justement pour un peu d'humour macha allah commandant ñoo ngi lay ñaanal yàlla nga lépp loo yootu rek jot ko macha allah ànd ak wér amin il est jeune donc gudd fan ak wér lañ koy ñaanal boo ko amee rek lu mu yootu dina ko jot et comme on dit tubaab di ko wax qui se ressemble s'assemble les doomu ndeyu Adja la madame Diaw kooku xolam dafa rafet kon moom itamit xolam dafa rafet moom mi commandant yàlla na ko yàlla barkeelal aj ko ci grade bu gën a kawe sut njortam inchallah on lui souhaite la totale Inch'Allah Only Woman Awards wax naa ko tantôt fii bokk nañ ci nominé yi waaye mam femme faw ñu dalal ñi nga xamante ne dañ koy organiser pour nit ñi mën a comprendre lan la parce que moi j'ai été nominée mais personnellement comprendre moi tout à fait comment ça se passe xam naa ni daal ñi nga xamante ne dañuy liggéey ci média waaw gis naa aussi rappeurs yi dañu am seen kiiw bopp am nañ prix de révélation donc loolu yëpp xam naa faw ñu invité ñi koy organiser bu ko defee ñu gën càmbar mbir mi askan gi gën a xam kii lay laaj lien bi anamu nga mën leen wax lien baa ngi fii te nii la ñuy voté macha allah kon nag dinañ ko dalal incha allah rabbi seetaanal justement mi ngi noonu moo tax nag xam nga man xam naa waaye ñi seetaan mën nañ bañ a xam te ñi sopp programme bi wala sopp nit ki dañuy bëri te bu ñu xamul rek du ñu xam nan la ñuy defee te léeg-léeg loolu dafay tax artiste di des ginnaaw alors que yàlla xam na ni yàlla nangul na ko du dëgg mi ngi noonu moo tax toujours réconfortant ça booste
ah bah oui foog naa madame première dame. da nga koy andi ci sa développement personnel. dafa am yoo xamante ne day yokk jom ak ngóora. justement. donc comme lu sànq lu am ko wax rek. wala le fait d'être nominé nga ñàkk ko gagné sax mais être choisi parmi tant d'autres. rek c'est déjà quelque chose. sant yàlla la en tout cas mi ngi noonu Anta la tigresse maa ngi koy ziar bu baax a baax madame Ngom merci fëlati nga fu neex ñëpp kontaan nañu nee nañ dama jonguma 2.0 merci beaucoup waaw bul ko gis je l'adore Fama Ba macha allah namoon naa la lu bëri bëri bëri. nañ ko jox au lieu de 2 nañ ko jox 1.0. waaw kon 1.0 waaye tamit nag. man dama di jéeg bu féroce nag. Aïcha Anta la tigresse mi ngi fële ci hôpital américain dend ak mairie bi boo leen ko woowee ci numéro bi nar a feeñ au bas de l'écran Mame Sidi bu ko defee nit ñi mun ko jot pour am ci yile modèle mi ngi wuyoo ci 77 728 99 59 première dame merci beaucoup. merci à toi comme seddaay bi dafa ñëw. ma demoon defi pédicure. may nuyu ay jigéen yu mën góor. waa ay jàmbaar yoo xamante ne dañuy yeewu suba dañuy teel a yeewu di guddee tëdd olof moo metti muy di teel yow di guddee tëdd waaw kay bi nekk sama turandoo ak ñaari maam jaara yi maa ngi leen di nuyu bu baax ñu nekk laaj leen fu ñu nekk fu ñu ne ci King Makeup ah ouais quand même boo xamante ne day employé plus de 10 personnes kooku machallah entrepreneur ay la jigéen surtout ay jigéen ñoo xamante ne vraiment c'est des femmes qui partagent leur savoir-faire donc entrepreneur yooyu ñoo mën a jàppale ma leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax macha allah mi ngi noonu kon nag bàyyi am pro yàlla na ngay gën di pro di dem rek. amiin amiin te kenn bañ a taxaw sa kanam. amiin Asma di la ziar bu baax di la remercier encore di nuyu ma sister Lisa di nuyu sama maman moom maman la koy wax comme. waaw kay daf moo fi dàq wax nit ñi ay tonton moo tax kay dégg na maman nag. sax bu mu rombee. waaw moom sama maman la et puis di leen ñaanal aussi ñu ñëwaat fi ngeen jël raaya bi ma jël raaya bi. ñu defaat ko même plateau. yàlla nañu yàlla def waaw. barke Maolana Cheikh Ibrahima Niass yàlla na am waay. Niass di gërëm sama di gërëm barke Cheikh Ahmed Tidiane Chérif yàlla na am di gërëm sama sëriñ bi ma tarbiya muy Cheikh Abdoul Aziz Ndiaye. macha allah parce que moom moo ñu xamal lu ñu ko xamul woon aussi tamit moom la ñu Alaaji Ibrahima Niass booleel mu doon suñu bunt tey ci faydu bi. ma koy gërëm bu baax a baax di gërëm aussi waali waawul hamdu yëpp di wax képp kuy taaliba bàyyi nga votel ñu. ci raaya musique awul si encore une fois maa ngi gërëm ñëpp di gërëm diwaan bi ma jóge muy diwaanu Pikine. macha allah mi ngi noonu man damay gërëm équipe technique bi ndax qui aime bien châtie bien ni ma leen di sonale noonu lañ ma sonale waaye tamit nag Mame Sidi Bakary Banora Ibrahima wala léeg-léeg ay Mara Mab MD ñoom ñëpp ci équipe technique bi la ñu bokk nekk ay nit yu jàmbaare bëgg li ñuy liggéey te mën ko loolu yal na yàlla lafal leen cat yal na yàlla wéral leen te may leen lu sut seen jot ci sutura ci seen liggéey ak seen liggéey kay yàlla dëgëral seen toogaay ak seen taxawaay fii dama leen koy ñaanal sama biir xol di ñaan rek ci barke ajjuma ji yal na yàlla nangul ñu bépp ñaan yàlla saxal fi jàmm Fama Ba soxla nañ jàmm bu baax a baax yàlla dalal xel yi ak xol yi bu ko defee lépp mën a mojji kem ni ko pël bi di waxee di nuyu Baye Seydi Mouhamadul Mokhtar di fàttali képp kuy taalibe Maolana Cheikh Al Ibrahima Niass ne leen le 20 novembre bi nañu dajee fële ci esplanade Léopold Sédar Senghor ci stade bi kilifa yi yëpp dinañ fa nekk dinañ wérd dinañ ñaan yàlla dinañ wàcce kaamin te dinañ dundal xaalam bi ci li nga xamante ni moom moo di